Ibou tey da nga ñëw ci communauté guinéenne bi nga xam ne da yëngatu ci wàllum caada te nekk fii ci réewum Sénégal. waaw ñu doon pàcc wala frange nuñ ko mën a waxee boo xam ne lu am solo la parce que boo xoolee communauté bi gën a am solo fii buy dund fii ci Sénégal fekk baax bi ci réew guinéen yi la donc jaadu na ñoom tamit ñu am une communauté culturelle moo tax ñu def ab taxaw seetlu comme ni mu laale yenn secteur d'activité yi ñu ne naka la ñu dundee mbas mi di coronavirus ak seeni activité ñu dem seetaani élément bi ci Ibou Diouf def ànd ci ak Abdoulaye Diallo. wiyeteno toute la communauté guinéenne parmi nous wontirɓe diaspora wontirɓe africa fii ci Sénégal bëri na ay doomu Guinée yi fi yeewoo saa su nekk ku ci nekk ca fan wa ngay féete te ji nag ñu am taxaw seetlu ci ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu industrie musicale ñu ne nag mbas mi di coronavirus am na lenn ci lu mu nasaxal ci seeni activité parce que activité yi ñu doon def xam nga di organiser ay spectacle di organiser aussi ay vraiment des concerts des soirées donc pour l'instant affaire bi dafa xaw a dëgër daal dafa xaw a dëgër suñu côté parce que pandémie bi xaw na yàq lu bëri te aussi nous on est des acteurs culturels amuñu leneen lu dul vraiment suñu activité bi. li wax dëgg yàlla dafa métti depuis mois de janvier 2020 jusqu'à présent dañu dund lu métti surtout ñi nga xam ne tamit dañoo nekk ci culture bi acteurs culturels yi animateurs yi ñi nga xam ne tamit ñun dañoo yore entreprise. industrie musicale bokk ci li nga xamante ne moo leen gën a dooleel. ñooñee cosaanoo ca réewu Guinée tey dund fii ci Sénégal moo xam musique la ñuy def animation wala di organiser ay événements culturels. soo xoolee comme côté animateurs yi lu leen doon dimbali mooy publicité balaa mu doon am il faut que gars yi ni def ay concert guinéen ay soirée guinéen ci boîte yi ñuy organiser mais presque pendant léegi moom mot 2 ans loolu amatul. Yes sir. doomu Guinée yi nag ku ci nekk ak sa taxawaay li leen gën a yitteel mooy béggal ñi nga xamante ne ñooy askano réewu Guinée ba ci sax ñi yeewu fii ci Sénégal ñu ne nag wàllu musique moom da leen ñor lool. di tàmbalee ba léegi sa daf léegi mu def ci at boo xam ne pratiquement événement amul donc ñi nga xam ne à un moment donné ñun ñi nga xam ne événement yi lañ doon gérer yenn programme yi dafa dem ba arrêté carrément te aussi il faut reconnaître que tey promoteurs yi fi nekk ñi nga xam ne ils sont là plutôt pour communauté guinéenne bi depuis bi mbas bi tàmbalee lépp a arrêté quoi. gannaaw mbas mi di coronavirus ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gunge leen ndaxte nee nañ li ñu yàqule gannaaw mbas mi bëri na lool. c'est pas du fii rek du Guinée donc dañoo nekk ci situation boo xam ne bu ci différents gouvernements yi jàppul rek di nga gis ay promoteurs yoo xam ne fii la ñuy jaar peut-être bàyyi carrément wala seen structure yi dootul doxee kon ni mu daan doxee quoi. Et c'est pourquoi moi en tant qu'artiste je vais lancer mon message aux dirigeants de trouver la solution, un terrain d'entente vraiment pour ouvrir la frontière pour la population. Vraiment gars yi di bàyyi ci xel aussi quoi parce que ñun amuñu leneen lu dul vraiment suñu métier bi nii donc animation la ñu am moom la ñu am on est des responsables am nañu ay jabar am ay doom ba pare am ay responsabilités yu bëri yu nekk ci ñun. lu dul ñu respecter juste gestes barrières yi respecter aussi ndigalu gouvernement bi parce que tey aussi bu ñu demee ba arrêter lépp lu événement. du ñun rek la impacté na aussi ay promoteurs sénégalais impacté na ay promoteurs ivoiriens yi nga xam ne ñëpp Sénégal fii lañ nekk. jafe-jafe yi bëri na terewul nag saa suñu yeewoo ñu ngi xool yoon yi ñuy aw ngir li nga xamante ne moom la ñu taamu ci wàllu yëngu-yëngu muy musique wala sax promotion bi ñu gën ci taxaw bu baax a baax waaye li ñu mën a jàpp mooy mbas mi moom nasaxal na seen activité. La communauté guinéenne au Sénégal en tout cas. aywa ñu ngi leen di nuyu toute la communauté guinéenne nekk fii ci réewum Sénégal Dakar léegi la ñu nekk mais loolu nag mooy diggante bu rafet bi nga xam ne am na si ñaari réew yi je crois que mën nañu dem directement rapidement ci question yi. ñoo bokk suñu Afrique ba loolay tax ne Ibou rek laaj bu njëkk bi mooy tey ji
nan lañ mën a jàpp ci ñoom ñi nga xam te ñu ngi fii ci suñu réew di yëngu ci seen wàllu cosaan ak aada wàllu culture mu nga xam te ne moom mooy communauté guinéenne bi nekk ci Sénégal. waaw Modou jërëjëf laata may dugg ci waxtaan bi rek dem ci profito comme ni ko DJ yi di waxee big up Ablaye Diallo. Baye Kal bi vraiment moom moo kale lépp liggéey ci liggéey bu mucc ayib. mooy suñu président daayira. dëgg la borom baax la jërëjëf Ablaye donc Modou ni ko waxee noonu la amee wax naa ko léegi boo xoolee la communauté guinéenne mooy communauté bi gën a mag bi dund fii Sénégal donc ñaari réew yoo xamante ne diggante Sénégal ak Guinée comme ni ko président Senghor doon waxee lié par l'histoire et la géographie donc bëri na ci loo xamante ne dañ ko bokk ba tax na loolu mooy firndeel nombre bi nga xamante ni ñu ngi fii de Sénégal donc loolu tamit day firndeel ne askan fu mu nekk yenn saa yi dafa am ñu leen di représenté ci wàllu cosaan ak aada loolu am nañ ko ci fànn yëpp donc boo xoolee tey ñu ngi ko doon wax léegi bokk nañ ci ñi nga xamante ne ay acteurs culturels lañ rawatina ci wàllu musique bi parce que boo xoolee DJ yi nga xamante ne ñoo cosaanoo réewu Guinée dañu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo gën a wala xam nañ musique bu baax a baax loolu tamit doon nañ fàttaliku soirée yu mag yi nga xam ne doon nañ ko amal yenn saay ci salle yi yu mel ni cafétéria bu Hann loolu ñu ñëpp ñu ngi koy fàttaliku bu baax muy liy firndeel ne seen artistes ñu ngi fi muy artiste musicien artiste plasticien ñoo xam ne ay instrumentistes lañ bëcc sax ay promoteurs culturels tax di yenn saay di nga daan dégg ay événements yu mag te ñooñu ay promoteurs ñoo ko doon organiser soit jëlee artiste Guinée indi ko fii wala sax artiste boo xam ne mu ngi dund fii ngir fexe bégal ñi nga xam ne daal ñoo doon safoo jëpp ñi nga xam ne dafa cosaanoo Guinée mu doon loo xam ne daal fàtti lu am solo seen teewaay fii ci réew mi. man dama ci bëgg laa xam naa ni jamono ji moom Covid bi sonal na ñëpp. ñoom ci seen activités yi nan la leen Covid bi naxas mën a tere yeggale seen liggéey. waaw gis nañ ko léegi ci reportage bi ñu ci def. ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu média yi rawatina rajo yi. nee nañ la ci activités yi ñu doon amal ci lañ doon am publicité. te publicité moom pour nga am ko foog nga am audience boo demee nag ba amatoo yenn manifestation yi doon tax annonceurs yi ñëw. dafay xaw a metti boole ci ñi nga xam ne tamit ay musiciens lañ boo amatul activité dafay metti promoteurs yi wax naa ko léegi tamit mënatuñu organiser ay manifestations forcément daf leen di impacter ba tax na ñoom tamit ni que yeneen kilifa yi defee ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi fekk baax fii ci Sénégal ba ci Guinée ñu gëstu leen bu ko defee tamit seen activité li nga xam ne jot nañ ko ci ñàkk ñu am lu ñu téye en attendant situation bi xaw a dal pour dire que mbas mi bàyyiwul kenn donc ni mu impacté ñi nga xamante ne ñooy artistes yi fekk baax fi ci réew mi noonu la impacté yeneen acteurs culturels yi nga xam ne ñu ngi dund fii ci Sénégal Mamadou. Très bien Chérif. Djibril Tamsir Niane parce que yaa ngi Guinée ba léegi. waaw mën a jàpp ci kooku. waaw Chérif bu ñu jógee ci ñi nga xam ne ñooy artistes yi wala sax acteurs culturels dañuy wax ci beneen kilifa boo xam ne nitu culture la homme de lettres di Djibril Tamsir Niane kooke nag moo wuy ji borom fan yi ñu génn ñu koy jaal famille am di ko jaal Sénégal di ko jaal kilifa yi yëpp askanu Guinée rawatina kooke nag ab bindkat la woon homme de culture ci wàllu politique def na ci ay jéegoom ñu ne nag yenn saa yi da doon wax moom vrai africain de l'Ouest la parce que bu fekkente ne sa yaay sa papa par exemple sénégalais la d'origine sa yaay di malienne nga juddoo Guinée kooku daanaka kenn ëpplewu la ci Afrique sowu jant loolu tamit doon na ko taxawee ba lépp lu laal cosaan ak aada rawatina ci wàllu histoire zone boobu rawatina Guinée ba nga xam ne fa la fekk baax doon na ci taxaw donc fii la jàngee ba bi nga xamante ne am na jeexal na cycle secondaire am ci la dem France foofee la amee licence ca Bordeaux ak DSS ci wàllu histoire donc tamit may na ko mu amal ay mbind yu bëri loolu sax mu waraloon différence bi wala sax ñàkk a juboo bi mu amoon digganteem ak président bu woon Sékou Touré ba taxoon mu dañtoon ko ci kaso. Très bien rapidement ci jeexal rek il a laissé une immense œuvre boobu lan lañ ci mën a jàpp. waaw ci li mu bind wax naa ko léegi ci lépp lu laalee li nga xam ne mooy histoire. bind na ci parce que boo xoolee moom
doon na jëfandiku ci li nga xam ne géwél yi moom lañ ko doon baaxee jaarale ko ci tradition orale donc boo xoolee ci atum 1960 la bind Sunjata l'épopée Mandeng mu doon daanaka œuvre ba nga xamante ne majeur la ci liggéey bi mu war a def lu aju ci wàllu histoire générale de l'Afrique tamit liggéey na ci liggéey bu mucc ayib ci wetu Joseph Kizerbo ci njàppandalu ñi nga xam ne ñooy UNESCO loolu rey firndeel màggaay bi nga xamante ne rek kilifa boobee amoon na ko am nañ recueillam boobu nga xam ne mairie la tuddoon tamit mu génnoon ko atum 1975 ak les contes d'hier et d'aujourd'hui ñu bëri ci suñu génération yi am nañ luñ ci xam loolu mu génnoon dans les années 80 exactement 1985 su ma juumul histoire des Mandeng Afrique de l'Ouest loolu mu ngi génnee atum 1989 théâtre tamit jot na ci liggéey bu mucc ayib ñu ngi fàttaliku kiyam boobu représentation boobu ñu doon wax Chaka Sikasso ou la dernière citadelle yooyu yëpp bokk ci li nga xam ne fësal na ko ci wàllu production intellectuelle jaarale ko itam ci li nga xamante ne mooy xam-xam bi mu amoon waaye duñ bay jeexal rek Fati ci li nga xam ne mooy charte du Mandé charte du Kourou Kanfouga tamit di loo xam ne daanaka patrimoine la pour Afrique de façon générale liggéey na ci liggéey bu mucc ayib juste pour dire que c'était un homme de culture ku bëggoon Sénégal la digganteem ak Senghor daanaka lu rafetoon la ndax moo ko indi woon fii bi mu amee jafe-jafe ak Sékou Touré mu dund fi ba daanaka fii la ko yàlla moomee encore une fois ñu koy jàll toute la communauté artistique des arts de façon générale et des lettres di ko jàlle la communauté guinéenne aussi waaw di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fuuf soxna Faty. merci beaucoup Ibou Diouf bëggoon nañu gën a yaatal mais on est rattrapé par le temps parce que waxtu wi ñu démarré là avec 20 minutes en tout cas merci beaucoup l'essentiel a été dit et retenu Djibril Tamsir Niane nga jeexalee muy fierté dendop Afrique bi yépp léegi-léegi ñu daw dem ak TIC ak Nouveau Média ak Mamadou Ndiaye.